asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan bisimila ci xibaaru marax wi ñu daal di fas yéene jukki leen ponk yi ci gën a fës bi ci jiitu moo di ni kii di Ousmane Sonko bàyyilul dara Macky Sall nee na mbirum inondation yi lépp rek Macky Sall lu njiin njaaga moom mooy njaag ak gouvernement am ndaxte li nga xam ne moom lañ ca war a def yépp defuñu ko ca mbirum 750 milliards yéen doon wax moom jàpp na ni lu yées juróom fukki milliards sax defuñu ko ci ba tax na faaw ñu càmbar ko audit leen. fële ca Kër Massar ba léegi ñoom ña nga ca biir ndox ma lu mat ñaari junni nit nag fi mu toll nii seeni kër ndox mi nangu na ko juróom-ñetti quartier ñi ngi ci biir ndox mi fi mu toll nii nag ci biti la ñuy fanaan ak seeni doom wala bokk ñu yor ay tente yu nga xamante ni nii ca la ñuy tëdd dinañ ci dellusiwaat bu ñëwee saa. ci lu jëm ci wàllu plan Orsec bi ñii di sapeur pompier nag ñoom tàmbali nañu liggéey bi ñoom ñoo ca jiitu fële ca Kër Massar commencé nañu nag ñoom li nga xam ne daal mooy étape bu njëkk ci wàllu nit ñi génne leen ci ndox mi dinañ ci déglu colonel Pape Ange Michel Diatta. lu jëm ci mbiru ñetteelu mandat wu Macky Sall kii di Ousmane Sonko nee na xel xalaatu ko fi ci élection 2024 yi Macky Sall mënuta doon candidat te képp ku taxaw di ni rek Macky Sall mën na doon candidat dañ laa war a yóbbu fa mbaxana doone benn ndaxte loolu déli la ci gis-gisu Ousmane Sonko. ñu daal di koy dooree ak El Hadj Malick Gakou mi njiital grand parti moom nag ma nga woon ca banlieue ba am liggéey bu nga xam ne doon na ko fa def jëmale ko ci lu jëm ci jigéen ñi ak seen i maternité jox leen ay matériel waaye foofee nag yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci inondation yi nee na nag mbir la mu nga xamante ni projet bi ni ñu ko doxalee ak ni ñu ko gérer baaxul moo tax ba fi mu toll nii askan bi nekk ci ndox mi ñu déglu El Hadj Malick Gakou ci micro Mamadou Lamine Fati. kon nag mën naa wax ne boobu ba léegi mosuma jógee ci jàppale population yi ndaxte ñun ay doomu banlieue lañu doomu Sénégal lañu fépp fu population yi di sonne dañ fa war a taxaw loolu moo tax may taxaw bis bu nekk di jàppale population yi barki dem maa ngi woon Thiès di xuus ak population yi ci biir ndox mi boo fa jógee jaar naa Notto Diobass di xuus ak population yi jaar Tëngéej di xuus ak population yi tey jii aussi fii ma nekk njaareem kenn ñëpp xam nañ ne même maternité bi nga xam ne nii matériel bi fa la war a jëm mi ngi nekk ci ndox mi kon nag te pourtant monsieur le maire Bédi Seye ak autorités yi ñu ngi jéem a def lu ñu mën population yi aussi ñu ngi def lu ñu mën kon nag ñun mënuñu dudul jàppale leen ci loolu di wax ne aussi problème inondation dafa nekk problème boo xam ne nii responsabilité gouvernement daf ci engagé et je sais que gouvernement bi xanaa bi yoon wedd gis bokku ci nañu fexe ba lii nga xam ne mooy inondation yi pour mu jóge ci réew mi dafa laaj concertation bu mat sëkk entre état bi collectivités territoriales yi ak population yi pour que ñun ñëpp ñu boole suñu doole xeex mbënd mi ba nga xam ne nii Sénégalais yi lii ñuy dund ten daatuñu ko dundati ndaxte bu loolu amee rek Sénégal nekk ci jaaxle te bu ñu nekk ci jaaxle ñu ñëpp ñu nekk ci jaaxle. Kër Massar la ñuy desandi Kër Massar nga ca biir ndox ma lu mat ñaari junni nit fi mu toll nii mbënn mi jàpp na seeni kër ba nangu ko li nga xam ne mooy juróom-ñetti quartier la mbënn mi yi tamit daal di nangu foofee yi tamit askan wa ca biti la ñuy fanaan ñenn ñi ay tente la ñu jël di ca fanaan ak seeni njaboot mu nekk situation bu doy waar te metti lool Mamadou Lamine Fati. Kër Massar mu ngi tëmb ci ndox bi lee gox yi mel ni Camille Basse Darou Salaam Cité Pénitence Parcelles Assainies unité 2 3 ak 4 ñoom ñëpp dañoo dal ci mënd bi lee situation bi gis nañ ñëpp a gisandoo métti na vraiment famille yëpp instant bi jaaxle nañ ñenn ñu tuxu nañu ñu bëri amuñu mooy tuxu dañoo def ay bâche ci kaw comme neen ko gisee ci repas fi ñu dugg yëpp gis ngeen ni mu mel loolu nag foo dem rek da nga yaakaar ne fii moo gën a grave vraiment métti na suñu doom yi nekkatuñu ci sécurité instant bi ndox mi nekk ci ak xale mag mën na moytu mais xale waaw beneen affaire la quoi. nit ki le mu ngi dëkk ci quartier Alaaji Paate moom mu ngi doog a wàcc ci gaal gi nga xam ne sapeur yi ñoo ko indi li nu mel mu koy naqarlu bu baax a baax. ñu ko dundee mooy ni ko nit ñëpp di gisee métti wallaahi la métti ñi nga xamante ne amuñu ci kaw fu ñu dëkk fépp ñëpp génn nañu fii boo gisee Alaaji Paate pénitence fii fees na dell
ñi am chance mooy ñi nga xam ne am nañu sax premier fa lañ mën a yéegal seen bagage mais à part ça bu dul loolu ñëpp génn nañu vraiment ñi sonn nañ trop gis nga sapeur sax mooy dimbale nit ñi pour nit ñi mën a génn nit ñaa ngi des ci biir bay bëgg a dee di woote wala amul bu leen dimbale waaw nit ñi sonn nañ ci biir Fall sonn nañ trop vraiment non kër goo dem fu ngi am ay nit ñoo xam ne bëgg a génn mënuñu génn gisuñu lu leen génne gars yi mënuñu lekk amuñu bitik bu ñuy jënd mënuñu naan mënuñu def dara gars yi ñu ngi sonn ci biir wallahi la azim bëri nañ trop man ñetti fan a ngi nii maa ngi bëgg a génn mënu maa génn dimbalante la askan wi def ñi nga xam ne ñoo bokk dëkk li nu mel rek ngir jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk ci ndox gi le li fi nekk nii yéen a ko gisal seen bopp man amaana sax suñu kër taawul waaye comme te ñun ñëpp ay sénégalais nañ ay jullit nañ yéen ko la gudd na waaye loolaal si cat gi borom yëg ko ñun nag dañ fi ñëw pour taxaw en tant que ay jeunes en tant que ay sportifs pour ñëw dimbali suñu mbokk yi nga xam ne ñoo loru si mbënd bi ñun loolu moo ñu fi indi ñun amuñu moyen xaalis yu ñu leen jox amuñu dara waaye comme te ñoom seen bagage yi nekk si ndox mi ak nit ñi nekk ba nga xam ne tamit pour ñu yóbbul leen lekk ay problème la am na ñoo xam ne tey da ngay dugg seen biir gàlle yi ba ñu ñëw génn waaye bu ñu génnee fañ leen jëm. ngir gunge askan yi nga xam ne moo nekk ci tolof ndox gi le mutuwaay yu am solo sapeur pompier yi ak croix rouge teg nañ ko file ngir jàppale askan yi nga xam ne ñoo nekk ci ndox gi le loolu yëpp ngir xaarandi ñu tàmbale lii di plan Orsec gi le Mamadou Lamine Fati dañuy desandi foofee ak sapeur pompier ak seen taxawaay ci plan Orsec bi ca Kër Massar ñoom door nañu ko ni ngeen ko gisee léegi ci image yooyu ña nga yor ay gaal ngir dimbali askan bi ña ngay pompe également ngir jëlee fa ndox bi li nga xam ne nag moo di plan Orsec ñoom sapeur pompier dafa am pàcc bu am solo bu nga xam ne moom la ñu ca war a liggéey lieutenant colonel Pape Ange Michel Diatta bu brigade sapeur pompier bu Kër Massar ci micro Mamadou Lamine Fati. ku xam Kër Massar xam ne année yi inondation yi quand même dafi tar. Donc cette année gis ngeen nu mu demee juste après taw yu metti yu 5 le 5 situation bi quand même dafa gën a exacerbé wu donc ñun nan la ñuy def dañoo renforcer les dispositifs de pompage renforcer les reconnaissances mais également lu ñuy def loo xam ne quand même lu bees la soo xoolee ci biir am na ay kër yu bëri nit ñaa ngi foofu ba léegi donc nit ñi ces personnes sont prises au piège donc dañoo indi ay canaux de sauvetage léger mooy gaal yi ngeen di gis ne le ak personnel ñi dem di wër en collaboration naturellement avec les autorités ak les chefs de quartier ñu xool exactement ñan ñoo sinistré ñan ñoo bëgg a évacuer ñi dem récupérer leen donc chaque jour ñoo ngi koy def depuis quand même problème bu mu amee ba léegi donc ñooñu dañ dem jëli leen te ñi ñu jëli noonu nag am ñoo xam ne dañu am ay yenn feebar yi la ñuy àndal yenn dañ leen war a évacuer d'urgence ay ñoo xam ne peut-être dañoo nekk grossesse à terme donc jot nañ ko ci def yooyu ambulance yi gis nga leen am na ambulance médicalisée ak ambulance gaz suñ jógee su dee am na situation yi dañ leen di évacuer directement ci structure sanitaire bi donc loolu mooy en fait la spécificité de Camibase présentement. nguurug Sénégal dafa lajj bu métti ci lii di mbënn mi ki ko xamle moo di Ousmane Sonko ginnaaw loolu yi tamit nee na kii di président Macky Sall dafa war a nangu xam ni ñoom seen bopp danoo tële danoo cuune moo tax lu mel nii daal di amaat naka noonu yi tamit nee na lu jëm ci 750 milliards yi ñu waxoon ni dañ koy dugal ci wàllu mbënn mi moom biir na ko ni lu toll ci juróom fukki milliards sax dépensé wuñ ko ci xaalis boobee fan la dugg faaw ñu def lu mel ni audit ngir rek xam mbir moomu nu ñu koy càmbare mi ngi Maram Ndiaye ci nettali gi. laata muy janoo ak ñi nga xam ni rek ñoom ñoo di taskat xibaar yi moom njiital parti Pastef ma nga woon sa banlieue bu Ndakaaru ngir rek xool askan wi naka la ñuy dundee lii di mbënd mi bam su noppee nag moom Ousmane Sonko su la jàppee ni rek nguur ak Sénégal lajj na yàgg na. nga liy dëgg ba dëgg mooy amatul les moyens de sa politique c'est-à-dire si lii nga xam ne moom la ñu mobiliser ko li ko manqué pour mu egg ci les 750 milliards daanaka ëpp na 500 milliards 500 milliards Macky Sall mënatu ko am ndax leb naa leba ba amul capacité fiscale bu muy mobiliser des ressources fii ci biir réew mi. moom njiital parti Pastef àdduna it ci plan bi nga xam ni rek nguurug Sénégal teg na ko 2012 ba tey ngir xeex lii di mbënd mi ñu ni kat dugal nañ ci lu toll ci juróom-ñaar fukki milliards ak juróom fukk ci suñu koppar waaye moom gisewu ko noonu jàpp na ni lañu su dugal matul sax juróom fukk. waaye ONAS nee na moom ci jamono ji ñu toll c'est-à-dire après 9 ans d'exécution ONAS nee na moom 48 milliards la réalisé 48 milliards la ñu mobiliser effectivement. te loolu rek la ñu xam ci li ñu mobiliser nag c'est-à-dire sur les 700 et quelques milliards
pour le moment ci la ñu gëstu ak li ñu jot ci document 48 milliards yooyu la ñu am firnde ni lii nee nañu moom la ñu mobiliser exécuter ko 48 milliards ci 700 et quelques milliards c'est même pas 6% d'exécution. si fukki milliards yi nga xam ne rek njiit réew mi Macky Sall wax na ko ni da koy jàppale askan wi ñett ya dinañ ci jënd dund daal leen koy jagleel moom Ousmane Sonko ànd seek jaaxle ndaxte jàpp na ni jafe-jafe yépp nguur gi jàpp na ni ceeb mooy lu koy faj. da ngay jënd ceeb jox nit ñi jëndoon nañ ceeb ci corona bi soo joxee nit ñi fa bi rekk ñaari saaku ceeb ñu lekk ceeb ba mu jeex doo leen joxati te ñu ngi seen biir ndox nekk seeni problème loolu ay naxe mbaay la na Sénégal yi xam ni yooyu ñuy wër di leen distribuer ñu fagaru woon ba musiba yi bañ a am moo ëppoon solo. moom député bi ànd na tamit ñu daal di dindi yenn institution yi comme Haut Conseil te Aminata Mbengue Ndiaye jiite ko wala bokk conseil économique social ak environnemental bu Aminata Touré yemul foofu koppar yi nga xam ni moom la ñuy tudd ni dañ koy jagleel ñii di kuje gi moom àndu si tey àndu si ëllëg. ci wàllu mbënn mi la ñuy desandi daal di yor oto ci banlieue bi métti na lool ndax tali yëpp a yàqu naka noonu ca Diamaguène Sicap Mbao tali bi nga xam ni moom la ñu tuddee tali Maam Jaara ndox ma da koo nangu ña nga xam ne ñooy borom oto yi coono ya ñuy daj ci diggante boobu kenn mënu ko wax ñi nga xam ni tamit ñoo di askan bi jamono ji coono yu taratar ak métit yu kenn xamul la ñuy dund foofee Adama Sarr ak Souleymane Mbengue doxantu nañu ba foofee. ñu ngi fii ci Diamaguène Sicap Mbao fii le nag ngir nga dem doxi sa soxla ci ni nga ko bëggee jafe na lool li ko waral di tëli yu yàqu yi mu nekk loo xamee ne nag dawalkatu woto yi ñu ngi koy méttilu bu baax. chauffeur kalandoo yeeg chauffeur taxi yëpp amuñu fa nu jaar ngir yàlla ak yonente bi bàyyi ngeen jàpp. waaw ndox bi rek ak pax yi ñoo ko waral quoi dañ ci jàppale bu baax a baax. kii ab dawalkati taxi clando la moom de ñeenti fan a ngi ni liggéeyul. li ko waral tali Maam Jaara yi nga xamee ne ndox mi daf ko nangu. sa moto mooy oto bu yàq bële ñeenti fan ak ni mu ngi fay gaare liggéey li ko waral mooy yoon bi fii amul fenn foo jaar fii ñu ngi fi lijjanti ay travaux bi nawet bi ñëwee lañ commencé gas amatul yoon bu jaar di jëm Caaroy yoonu tali Maam Jaara bi ay at a ngi nii ñu koy gas mën ñu koo defar. ndaw si am lu ko metti lool moom nag jamono jii ci ab xew la jëm. wante day ngir am oto bu ko yóbbu nekk na lu jafe. ñoo jëm sama rakk moo bokkal nday baay moom la ñu tuddal tey depuis ce matin ba tey mënuñu am oto bu ñu génnee Caaroy xoolal mag mu doy ne man kiloot ma sol ko pour paree dem ba egg fa ma jëm door a solu. li nu mel nag tax ba askan wa fay yeewoo di woo ñii di kilifa yi ñu gaaw wallu leen. waaw tali bi doy waaram foo ko takk weesu na ko ndax doy waar gi mooy li ko tàmbalee ci rond point guy gi ñuy wax guy sàpput ci rond point bi mu ngi nii. même pas à 100 mètres yaa ngi dégg ba Fass Mbao ci rond point bi tali bi moom lañ tudda tali Maam Jaara te tali bi musul jag musul baax loolu benn problème la boo xam ne ñun ñu ngi koy dund te aussi toujours route nationale numéro 1 bi saa bu amee problème da ngay gis oto yi fa la ñuy jugee di jaar nii. askan wi yeewoo fi nga xamee ne moo di ci banlieue bi jamono ji ñu ngi dund lu tar li ko waral nag. di tali yi nga xamee ne ndox mi daal dina ko nangu. fële ca Diourbel jëwriñ ji ñu dénk wàllu liggéey bi day fa daal di jàppale ñi nga xam ne ñooy autorité locale ya jël na lu jëm ci ay moto pompe ak i tamit ay camion citerne ngir rek jàppale leen ci xeex bi ñuy xeex mbënn mi ñoom nag nee nañu balaa plan Orsec bi yegg si foofu moom jëwriñ ji dugal na ci loxoom bu baax góor a ndak loo Thierno Faye. ginnaaw taw yu metti yi wadd ci commune bu Njaareem ci dibeer ji lañu génn loolee tax quartier yu bëri nekk ci biir ndox mi waral jëwriñ ji ñu dénk wàllum liggéey bi naka noonu formation professionnelle am xemmemteefu wàllu askan wi yeewoo ci quartier yooyu lee Dame Diop yëkkati jumtuwaay yu am solo jébbal ko kilifa yi nekk ci gox bi lee ngir xeex mbënd mi. plan Orsec moo war a déclenché wu mais mbiru état gaawewul noonu parce que dafa am ay procédure mu ne kon naa génne sama asaka yéen jàppale ko monsieur le préfet. muy 4 motopompes muy 1000 litres de carburant muy 4 atomiseurs nekk aussi ay 3 camions citernes yoo xam ne tuuti na xëy na ci bët mais yéene bi rëy na rëyaay boo xam ne bu sañoon tey luñ ne gàññ lay indi fii. mu di taxawaay bu préfet bu département bu Njaareem rafetlu ginnaaw ba muy xamle ni lile war na ku ne. li mu waxoon démb ci ngoon mun naa ne moom la jëfe tey ji ndax tamit foog naa ne indi na matériel boo xamante ne ay jumtukaay yoo xam ne sapeur pompier
suñ ko utiliser dina mën a dimbale kër yu bari parce que déjà ñeenti moto pompe yi mu indi adapté wu na ak yi nga xam moom la ñu war a utiliser ci kër yi muy dimension bu ndaw et su boobaa fu naa dinañ mën a évacuer yu bari. beneen bi aussi mooy camion hydrocureur yi nga xam ne aussi indi na ko dina tax ñu dolli ko ci benn bi nga xam ne ñu ngi doon jéem a dajale pour commencer soulager suñ ko ci boolee tamit dina tax yenn kër yi nga xamante ne moto pompe mënu faa dem wala ndax duñ am fu ñu ko mën a sotti camion yooyu dinañ ko mën a jël dem tuuri ko peut-être si déversoir naturel yi nekk au niveau de Kamb Suuf. ci njaareem ñaar fukki site ak ñeent ba tey jile nekk ci ndox mi tax ñii di autorité yi jóg taxaw ngir xeex mbënd mi ci dendu Bawol la. ñu àddu jëmale ci politique ak lu jëm ci ñetteelu mandat wu Macky Sall njiital Pastef du Ousmane Sonko nee na président Macky Sall mënatula doon njiitum réewum Sénégal ci atum 2024 ndax nee na mënatula nekk candidat moom nag nee na ñëpp ñi nga xam ni dañu taxaw di défendre ni Macky Sall mën na doon candidat dañ leen a war a yóbbu ci kaso bi ndaxte loolu kenn mënu ko défendre Ousmane Sonko ci micro mi gi ma xam Ndiaye. dama jàpp ni décence li ñuy wax décence mooy orma warul may kenn ci réew mi mu taxaw ubbi gémmiñam naan troisième mandat troisième sax ku ko wax dañ la war a fëgg ci kaso bi ku ñu dénk réew juróom-ñaari at te nga ne woon juróom lay def. defoo fi tous dara lu dul nelaw munoo andi bilan ci emploi munoo andi bilan ci santé munoo andi bilan ci éducation amul benn secteur boo mën a andi bilan nga ñëw. bu xum say élection am victoire technique ne jëlaat naa pour juróomi at. juróomi at yooyu léegi ñaari at wala romb ci waaye gis nga moo tax li olof naan sàcc ndënd yomb na waaye foo koy fëggee bi mu toogee ba léegi musiba si musiba problème yi dul jeex kooku warul toog sax ba ci gént keroog ñu ngi ma envoyé benn vidéo benn waaye bu tëdd di nelaw di gént ba daanu ci ndox mi ndekte mi ci inondation yi moom su géntoon ba daanu sax ci troisième mandat dafa war a su yeewoo dafa war a xam ni ndekte lii gént la woon kon moom ay ñoñam sax yi dem ci plateau di wax troisième mandat dañ leen waroon fëgg rëbës parce que ay pyromane lañu au-delà de l'aspect constitutionnel ay pyromane lañu moo tax ñun ñi ngi engagé toute la population sénégalaise rawatina ndaw ñi parce que seen avenir moo nekk en jeu jusqu'à quand vous allez laisser ces prébendiers de l'État là ci A ou ci B ci nii wala ci nele 2024 Macky Sall ne sera plus président du Sénégal. ci lu jëm ci xeex woppi coronavirus ji la ñuy daal di àddu ak jëwriñ ji di Cheikh Oumar Anne ñu dénk ko lii di njàngale mu kawe mi moom nag xamle na ni lu toll ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaari millions ci suñuy koppar jagleel nañu ko lu jëm ci ñi nga xam ni ñoom ñooy gëstu lan mooy faj jàngoro ji di Covid 19 moom nag ci jàppandalu ministre de la santé fexe nañu daal ba lii di laboratoire yi ñu dugal fa koppar bu takku ngir ñi nga xam ni ñoo di chercheurs yi mën a def seen liggéey ci anam yi mu gën a rafete Cheikh Oumar Anne ñu déglu ko ci micro Babacar Seck. taxawaay bi nga xam dañu am taxawaay bi nga xam ne dañuy xool ci àdduna bi ak ci Sénégal naka la ak mbir yi laloo pour ñu xool naka lañ koy mën a jàkkaarloo ak moom ñu dem ci ñu nag ministère de l'enseignement ministère de la santé ñu taxaw ci war ñu dem ñun ñu ne suñuy professeur d'université yi ñu nga xam ne ñu ngi biir santé parce que noonu la bindoo ci hôpitaux yi ministère de la santé la mais ci laboratoire yi ak ci université yi ak ci njàngale xam-xam bi ci ñun la ñu féete ñu gis seen taxawaay ñu xool tamit ñun taxawaay boobu war nañ ci mën a gën a feeñ am nañu gis-gis yu nga xam ne nee nañ leen bu ñu leen jàppalee tuuti ci ñoom ci am-am dina am lu nga xam ne ci seen laboratoire de recherche yi dinañ fa def ñawal xam-xam bañ fa am créer xam-xam bu bees xool doxalin bu bees xool nan lañ ban taxawaay moo méngoo ak xeex feebar moo tax ñun ñu jël ne dinañ génnee ci suñu budget propre ministère de l'enseignement supérieur de la recherche 205 millions yooyu tey génne nañ ci ñaar téeméeri millions ak juróom tey génn nañ ci juróom-ñeenti fukk ak juróom-ñaar
millions yooyu tamit nag buñ ci seddoon étudiants yi dina baax lool ndax ña nga xam ni ñoom ñoo nekk ca master seeni bourse jotaguñu ko ba tax na fi mu toll nii nag nee nañu délai ñetti fan la ñu jox jiit yi ngir ñu fay leen seeni bourse bu ñu ko deful ñoom nag dinañu daal di rek dekkal li nga xam ne moo di gréew delloo buum ca boy ba ñoom tey ñu ngi doon jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ñu déglu seen porte parole di Abdoulaye Cissé ci micro Sira Diallo ak Seydina Mbaye. tey li ñu fi dajale du dara lu dul benn procédure boo xam ne depuis 6 mois ñoo ngi ko entamé ko ci Sénégal dafa nekk ci benn contexte boo xam ne kenn waajalu ko woon muy contexte pandémique bii ñu nekk ñu jàpp ne ku ne da ngaa war a responsable commençant ci ñun ñi nga xam ne ñooy ay ndaw ñooy ay étudiants ñu ne kon nañ changé donne bi mooy lan lépp lu xeex doon may nañ ko négocier ci loolu ñu commencé ci ak ministre bi fépp foo xam ne war nañ ko faa wuyu ñu wuyu ji ko fa ne ko lii nga xam ne étudiant master dañ koy réclamer ñaanuñ la ko saraxoo leen ko mais seen wareef la seen yellef la ci lan ñoom situation bi ñu nekk nii teguñ ko seen bopp parce que fépp fu ñu waroon a def 2 ans système bi daf leen fa retardé def leen fa 4 ans def leen ko 3 ans ba ñii ñu war a amati bourse ñu dagg seen bourse ñii seen âge permettre leen ñu nekk dans les normes pour am bourse ñu leen doon accompagner depuis 6 mois suñu mbokku faculté des droits yi di ko wax ne l'accessoire suit le principal mooy lan tant que retard baa ngi am paiement bi dafa war a am suñ bëggee dagg paiement bi dañuy arrêter retard bi loolu nag la koy waral mooy ndaje def benn consensus boo xam ne ñëpp a ciy waxtaan ñu ne lii kat lii moo doon jafe-jafe lii moo ko doon indi nañ ko arrêter pour que ñu mën a arrêter mais doo xëy rek jékki-jékki un bon jour ne da nga koy arrêter di taxer nit ñi ay redoublant di leen wax loo xam ne seen i waajur ñi nga xam dañoo investir ci ñoom ba ñu toll fii nii buñ ko déggee du leen neex ñoom ñu nekk ay responsable yoo xam depuis 6 mois fi ñu toog nii mënuñoo am stage mënuñoo am liggéey te bu duloon situation bi ni ñu bëri ci ñoom dañuy dem signer ay stage ñii signer ay liggéey peut-être duñ fi nekk sax di laaj pour 90 000 pour toute une année alors que loolu noonu ñuy laaj seen yelleef la seen àq la dañ koo warlu ak ñoom. ci wàllu tàggat yaram la ñuy daal di addu ñi nga xam ne ñoo di syndicat entraîneurs yi ak syndicat wu football kat professionnels yi nag lëkkaloo nañu daal di am ndaje mu am solo loolee nag la ñu ca jublu mooy fexe ba président club yi respecté seen i engagement fay leen li nga xam ni moo di seen i salaire waaye tamit jox leen seen àq ak seen yelleef ña nga daje woon ca fi nga xam ni moo di Médina kër l'ancien international Père Yatma Diop Seykou Seydi teewoon na fa. ñëpp yëg nañ ni juróomu club dong yi bokk ci championnat bu Sénégal ci ñaari fukk ak juróom-ñett yi dong ñoo respecté engagement yi nga xamante ne ñoo dox ci seen diggante ak employé bi feebar bi duggee ba tey waaye am na loo xamante ni yëguñu ko ci Serigne Mansour Sarr mooy ni. bu demee ba nga xamante ni mi ngi am ay xat-xat ca dina ko am bu ñu deful ndànk parce que 10 mois sans salaire noonu dafa nekk loo xamante ne nii dëgg jéggi na dayoo ba. booloo mooy doole waaw waaye booloo googu ci kan lay dooleel. acteurs yi mooy ñan mooy footballkat yi ak tàggatkat yi bénéfice quand on ne peut pas mënuñu wax ci bénéfice ci football ba pare ñu occulter c'est-à-dire ñuy bàyyi ñu bàyyi entraîneur bàyyi joueur parce que ñoom ñoo ci gën a sonn ñoom ñooy indi spectacle bi kon ñooñu dañu nekk pàcc boo xam ne dañu am solo boo xamante ne nii il faut ñuy bàyyi xel ci ñoom ñu leen di sóoraale ñuy xam ne ñoom bu dul ñoom spectacle du am. acteurs yi nga xamante ni tey ci jafe-jafe gu métti la ñuy dund am yaakaar ci mbooloo bii le ngir rek seen jafe-jafe yi daal di faju. jàpp nañ ne bu fekkente ne lëkkaloo nañu boole seen i mébét ak li nga xamante ni loolu lañ soxla ni ñu bëggee mu football bi demee ko. yaakaar naa ne mënul ñàkk ne xëy na yàlla mën naa def li nga xam ne dañ ko soxla ci football bi yàlla def ko. lu sori lool ak terrain yi la syndicat entraîneurs yi ak i footballeurs yi tase ngir rek jouer match bu am solo jëm rek ci situation bi nga xamante ne moom la ñuy dund mu doon rek ñàkk respecté terme yi nga xamante ne moo nekk ci contrat yi dox ci seen diggante ak président yi. lële nga xam ni moom moo xew ca Mali ak fukki fan ak juróom ci weeru septembre bi nga xam ni moom la CEDEAO jox militaires yi ngir ñu daal di wut président ak premier ministre bu nga xam ni moom mooy jiite lii di transition bi ki nga xam ni nag moo di professeur Pape Malick Ba jàpp na ni loolu yëpp rek ay pexe la ngir mën a toog ak junte militaire bi waxtaan ak ñoom moom nag mi ngi ko xamle ci émission bi nga xam ni mooy diplomatie te maam Abdou Guèye Kassé di ko animé ñu déglu professeur Pape Malick Ba. négociation moom boo gis rek nit ku nekk ku ci nekk parti bu ci nekk ci négociation bi da ngay jéem a maximiser maanaam yokk say chance pour li nga soxla nga am ko ni mu gënee nañ fàttaliku ne militaires yi bi ñu njëkkee tàmbali négociation yi dañoo ñaanoon 3 at ba ñëpp ne lii ëpp na pour bëgg a def benn transition rek joxe nguur gi nga bëgg a laaj 3 at donc CEDEAO tamit ñoom it ay ñu xarañ lañ ci ni ñu négocier
ñoom dañuy on dirait que mën nañu wax ne dañuy exagérer seen négociation bi mais aussi tactique la stratégie de négociation la ñoom ñu may leen fukki fan maanaam fii ak 15 septembre bi incha allahu rabbi pour ñu joxe nguur gi jox ko ab président boo xamante ni nekkul militaire ak premier ministre boo xam nekkul militaire te ñoom militaires yi ñu dem delluwaat ci seen ay caserne fi nga xam ne fa la leen réew mi soxlawee kon ni ñu ko xamee rek négociation la négociation boo gis rek ku ci nekk yaa ngi jéem a xëcc li gën mu ñëw ci yow voilà noonu lañu ko jàngatee. dañuy daal di ubbi suñu xët wi ñu jagleel découverte di leen xamleel ak yenn ci gox yi ci réew mi tey nag dañuy dem ba Ourossogui fan mooy Ourossogui mi nga xam ne ñu ngi ko sos ci 17e siècle dañuy ànd ak Momar Alice Niang mu xam leen ñu ak barab boobee nekk ca Fouta. gis ngeen ko noonu Ourossogui nekk ca Fouta xam naa ne Alassane Samba Diop ak Mamadou Ibra Kane kontaan nañu lool ci gis dëkk boobu nga xam ni ma nga nekk ca Matam ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci topp bi ngeen di topp programme mu ITV di leen jox dig daje incha allah ci yeneen xibaar bu ca kanamee tuuti ci kàllaamay français.